yow la nekk. ay lan moo nar a gën a fës Fati gannaaw bàkk bi. aywa bàkk bi bu daanoo ci kattan yàlla ñu wax leen ponk yi gën a fës léegi lay doon. alxamis benn fan ci weeru sulet atum 2021 mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi xibaaru marax yi ak ponk yi ci gën a fës tey jii ci alxamis ji la ñu tàmbali bac technique lu toll ci ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci ay ndongo ñu yóbbu leen ci fukki bërëb ak juróom-ñaar jëwriñ bi ñu dénk wàllum xëy mi di Dame Diop doxantu na ci benn ci bërëb yooyu lee la mu wax itam mooy ren ji lim bi dafa yokk beneen ponk bu ñu leen fas yéenee faram fàcceel muy commandant bu gendarmerie ñu tabb ko mu général de division Moussa Fall tey jii la ñu ko jébbal ay lengeem xew-xew ba wax na mu fas yéenee doxalee bokk na ci itam la nga xam ne fas yéene caa xar tànk tubayam mooy lu jëm ci fitna gi ñu nemmeeku ci réew mi nee na dina ci def kéem kàttanam ba noppi itam mi ngi woo ay ñoñam ak ki jegeñaale maanaam bépp takk der ñu amal doxalin bu mucc ayib mbiram docteur Mamadou Demba Ndour xam ngeen ne mooy chef service maternité ci hôpital ba nekk ca Matam nekk ab gynécologue démb geneen ko doon dégg suñuy xabaar gannaaw ba nu ko teggee ay daan du ci mel ne ay demande d'explication nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca bërëb boobile wax nañu El Hadj Arona Ndiaye ne mbir mi nag bu beneen yoon su amaatee du ñu bàyyi mu sedd te itam daan yi ca war dañu ko teg tey ji la dalal ci seen makkaan Ali Bandel Niang beneen ponk itam muy lu jëm ci code pénal ak nanu ko fas yéene indi ay coppite loolu nag laaj la bu nu samp gannaaw ba ñenn ci député yi kujje gi demee ca conseil constitutionnel li tax ñu sampab laaj mooy conseil boobee ndax mën na caa indi ay leeral ndax te xam ngeen ne kenn ca juróom-ñaari sages yi dëddu na ba noppi itam ne ñu ñaar ci ñoom seen mandat jeex na mu ne aussi xam-xamam màcc ci jëm ci wàllu wi dina ci àddu ne lu mën a nekk la Ibrahima Kane moo ko seeti woon mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taax lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. ngeen jëf mbokk yi ci seen safo ak seen kóolute xibaaru marax yi ponk ya ca gën a fës mooy benn ba ñu wax ci ponk yi ci gën a fës moom la ñuy dooree muy bac bi nga xam ne moom la ñu wooyee baccalauréat technique tey ji ci alxamis ji yem ak benn fan ci weeru juillet atum 2021 la ci ndongo yi soobu yooyee ndongo mbir mi soxal ñu ngi toll ci ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñoo bu leen ci fukki bërëb ak juróom-ñaar yu bokkul bac technique nag soxal na ñeenti série jëwriñ bu ñu dénk wàllum xëy mi di Dame Diop doxantu na ci yenn ci ay bërëb la mu wax itam mooy ren ji gis nañu ne limub ndongo yi dafa yokk ba noppi itam ne déwén bu soobee borom bi bu ñu ko fekkee tatal ko dinañu indi ay coppite ci boobilee série dañ ci ànd ak Fatou Bintou Konté moom moo ko gunge woon ak Jaafara Ba. baccalauréat technique tey ji tàmbali na ci alxamis bi lee fee ci lycée technique et commercial Maurice Delafosse ci jury 1743 ak 1742 402 candidats pour li nga xam ne moom la ñuy bac wax bac commerce ak 171 candidats pour bac bi nga xam ne moom la ñuy wax bac technique tey nag ñoom ñoo tàmbale seeni épreuve ñu nemmeeku nag ni benn jafe-jafe amu ca. Aujourd'hui jury STEC moom la ñu recevoir tey benn jury la 1743 le jury 1743 ñi ngi am candidat c'est un grand jury nag 402 candidats xale yi démarré nañu ñu ngi composé normalement amuñu benn souci bu ñu signalé. 171 candidats ñoo fi nekk. fukk ak juróom yi nekkuñu fi ñëwuñu. preuve yaa ngi déroulé dans de très bonnes conditions pour le moment parce que bi ñuy dooree mathématique lañ dooree te door nañ ko à 7h40. ba tax ni sax ki nga xam ne moom moo di ministre emploi ak formation professionnelle ki di Dame Diop di rafetlu li nga xam ne moom la examen bi di déroulé woo. mu mën a rafetlu rek li ma gis ndax examen bi baccalauréat bi tàmbale na ci waxtu wi am na centre yoo xam ni 7h bi mu tegee ñeent fukki minutes door nañ seen ay épreuve xale yi ñëw nañ bariwul ay absence ci fi ñu jaar yëpp surveillants yi ñi ngi fi ñetti surveillant par salle
jàpp naa ne loolu tax na ñu mën a jàpp ne tàmbale nañ ci bu baax. jamono ji ñu toll nag lii nga xam ne moom moo di bac technique ministre bi di ñu xamal ne ren ji nag candidat yi dañoo gën a yokk bu ñu xoolee par rapport ak année bee passé. yi wax ne ren ñu ngi ci ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari candidat ci bac tech bi te daaw ñu ngi nekkoon ci ñetti junni ak juróom-benni téeméer donc mu am aslëf lu ci yokk. bac technique bi sax moom mii di ministre de l'emploi et de la formation professionnelle di ñu xamal ni fii léegi déwén na danañ ci gisaat yeneen coppite. yéen a ngi dégg ñuy wax bac STEG moom remplacé bac G te bu déwénee incha allah dinañ am bac STI2D ñi nga xam ne ñooy remplacé bac T1 bac T2. loolu nag du rek dañuy soppi tur yi dañ ko def pour que li président de la république woote pour xale yi am métier bac yooyu dina permettre ñi koy def suñu génnee ñu mën a am métier pour dem liggéey. examen bi nag ba tey ñu di koy def ci jamono ji nga xam ne mbas maa ngi ci dëkk bi ba tey lii nga xam ne moom mooy dispositif sanitaire bi la respecté nañ ko te élèves yi it bariwuñu ci classe yi la. aywa bu nu jógee ci épreuve yooyu soxal bac technique ñu des ba tey ci njàng ak njàngale ak njiiti COSYDEP yi muy conseil d'administration bi amal nañu am ndaje bokk na ca lañu waxtaanee ne ñu fitna wala bokk lu jëm rek ci dóor ak xoqatal yi nga xam ne yenn ci ndongo yi ñu ngi koy amal jëmale ko ci seeni jàngalekat ba noppi itam beneen ponk bu soxal àddina ak tolluwaayam muy lu jëm ci wàllum LGBT mbiram góor jigéen ak yooyu ñu ne niñ koy waxtaanee ci école yi wala boog ni ñu koy amalee ci école yi du dëgg du yoon loolu yëpp dañ ko waxtaanee ne jot na itam ñu gën a dëgëral xeex bi Aminata Mbari Sow ak Mar Dieng lañ ci àndal. mu doon li leen itteel lool tiital ñenn ñi sax ci fii ñu toll nii ñu nemmeeku ay attaques yoo xam ni ay élèves dañ koy faral di def ci ñi leen di jàngal. gis nañu dans le moyen secondaire lu xew Caaroy jël ay puso teg ko ci chaise professeur bu ci toogoon misiba am jël professeur buy jàngale nga filmer ko dugal ko ci TikTok professeur philosophie nga xoj ko ba koy waaj a rey jël ay professeur corloon ay xeer lycée Ndiaga Ñaaw ak Bambey Séeréer yaa ngi dégg ak daaw gis nañu fi professeur Blaise Diagne boo xam ne xale bi da ko dóor fii da bëgg koo rey loolu tamit moo amoon lycée Faidherbe bu Saint-Louis suñu naataangoo goo xam ne dañ ko jam paak. kuréel gi di COSYDEP di ci yëkkati kàddu ne faw mu dakk tey jii da ko war a def ñaareel bi ñëpp ñoo xam ne def nañ ko yoon dafa war a dal seen kaw parce que ñooñu amuñu seen place ci système éducatif école xam-xam lañ fay joxe. ñu yëkkati waat seen kàddu ci yeneen problème yi nga xam ni ñu ngi koy nemmeeku ci école publique yi lu ci mel ni mbirum góor jigéen. sàmm jikko yeeg yooyu tamit COSYDEP am na ci taxawaay bu leer li ñuy ànd mooy li nga xam ne suñu diine suñu aada ak suñu jikko yu baax ànd nañ ci moom la ñu tëral moom la ñu mooñee waa Sénégal. ñoom wax nañu lu jëm ci wàllu recrutement enseignants yi nga xam ni gouvernement bu Sénégal daal dina tàmbali procédure bi ñu jàpp ni qualité dafa war a am ci recrutement jàngalekat yooyu. Aminata Mbari Sow ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci leneen di benn ponk bu ñu leen junjoon au commandant bu gendarmerie muy général de division Moussa Fall tabbu nañu ko ba jébbal ko lenge yi tey ji ci suba la amuloon bi la xew-xew bokk na ca itam la mu wax ne fitna gi ñu nemmeeku ci réew mi dinañ ca xar seen tànk tubéy ba mu jógee fi wala bokk mu wàññee ko bu baax ma ngay sàkku ci ay ñoñam nga la ñu am doxalin bu mucc ayib jëm ci ñoom waaye itam jëm ci askan wi ak ci biir liggéey bi dañ ci ànd ak Alhassane Ba ak Thierno Laurent Mendy ñoo toogaloon télévision Futurs Médias ci xew-xew boobile. liggéeyam tàmbali na moom haut commandant de la gendarmerie nationale directeur bu justice militaire ministre mi yor wàllum forces armées jàpp ni moom général de division Moussa Fall dana préparer gendarmerie mu mën a relever li nga xamante ni moom moo koy xaar.
face à la diversité des menaces. ak li ñuy nemmeeku mu doon ay menaces yu ci mel ni terrorisme cybercriminalité càccum jur gi accident yi gor àll yi ak yeneen yi ci mel ay crise yu jëm ci wàllu wér-gu-yaram tax na ba kaaraange gi soxal lool jamono ji askan wi. Occupation de nos concitoyens. général de division Moussa Fall jàpp na ni li koy xaar bëri na waaye pare na ngir matal ko jàpp na ne li nga xamante ni moom mooy kaaraange gi li ko soxal la waaye pour yegg ci efficacité dañuy def li nga xamante ni moom mooy déconcentration commandement opérationnel. L'effet final recherché. li ñuy sàkku ci mujjantal gi mooy ñu fexe ba gën a ñoŋal li nga xamante ni moom mooy confiance gi waaye itam fexe ba li nga xamante ni moom mooy violence gi dellu ci gannaaw ak doxalin ñenn ñi nga xamante ni nag duñ ko teg ci yoon loolu nag ñëpp ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo war a assurer loolu war nañ fexe nag ba taxaw bu baax ci li nga xamante ni moom mooy violence urbaine yi waaye itam ci àll bi ñu fexe itam ba suñu réew nekk ab sanctuaire boo xamante ni wàllu menace terroriste yi daf ñuy sori lool. fas yéene na ñoŋal li nga xamante ni moom mooy chaîne de commandement yi mu ngi insister ci li nga xamante ni moom mooy formation waaye itam di sàkku ci ay nitam ñu daal di doxalin bi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci ñoom. L'éthique du gendarme. li ñuy duppee éthique gendarmerie war na tax ba ku ci nekk jekkalaat taxawaayam ñu moytandiku lu bëri ay opinion yu ci mel ni wàllum philosophie politique ci wàllum diine waaye itam suñuy rapport ak taskatu xabaar yi wala itam réseaux sociaux yi maa ngi sàkku ci gendarme bu ne nga fexe ba respecter li nga xamante ni moom mooy àq ak yelleefu doomu aadama yi nga fexe ba confiance di dox ci diggante ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi nga mën leen di déglu itam. Sur la confiance et l'écoute. fas yéene nañu taxawal ab escadron de sécurité routière ci région yëpp général de division Moussa Fall haut commandant de la gendarmerie nationale fas yéene tàmbali liggéey section de recherche yu Thiès Tambacounda Ziguinchor ak Kaolack stratégie action am mu ngi wéeru ci li nga xamante ni moom mooy prévention anticipation détection ak li ñuy duppee intervention. ci kuréel gi ñu dippee CNSCL moom nag bu leen ko déggee kuréel la goo xam ne lañu tax ñu taxawal ko rek mooy lu jëm nag ci sunu bërëbu liggéeyukaay yi lay tukkee ci lu jëm ci wàllum gaz ak pétrole ñu gis ca seen bopp fukk ak juróom yañ ca tabbu tey jii taxawal nañ ba mën a tàmbali seen ab liggéey Maimouna Ndiaye ak Pape Sangone Mbaye lañ ci àndal. xam nañu leen ñi nga xam ni ñoom ñooy ndaw bokk ci comité bi nga xam ne dañ ko fee teg ñu ne moom mooy saytu lu ñu duppee contenu local fukki ndaw ak juróom yoo xam ni ñu ngi fare ci société civile bi secteur privé bi nga xam ni moo nekk ci biir réew mi wante itam ñi yëngatu ci pétrole ak gaz li ñu bëgg rek nee nañu nas yeneen pexe yoo xam ni yorinu pétrole bi ak gaz bi dina gën a mucc ayib fii ci Sénégal. ñu war a liggéey jàppoo liggéey donc ba nga fexe ba nga xam ni li ëpp ci njariñ en tout cas ci alal ji nga xam ne mën nañ koo génnee ci comme moom muñ mën a génnee ci pétrole beeg gaz bi ñu fexe ba mu des ci réew mi. ci seen tëralin bi ñu ne ndaw yi lañ ciy gën a jox place bi ñu yellool fileeg 2030 nag nee nañu bëgg nañu soppi doxalin ñu jaarale ko ci ñetti poñ. benn bi mooy li nga xam ne mooy fexe ba ndawi réew mi di liggéey ci opération yooyu. fexe ba entreprise yi ci liggéey jël ndawi réew mi loolu loi bi lu leer la ci doomi réew mi lañ préféré que koo xam ne nii dëkkut ci réew mi loolu benn la beneen bi ci des it mooy entreprise yi loi bi dafa wax lu leer dafa am yoo xam ne nii ci activité yi moom ay entreprise réew mi képp lañ ko jagleel moom lañ tuddee exclusivité am beneen groupe boo nga xam ne dañ naan yii may nañu entreprise bu jógee bitim réew mu lëkkaloo ak entreprise bu ne Sénégal boo xam ne bu Sénégal la waxuñu rek bu fi boo xam ne dañ ko fay créer waaye bu fi nekk boo xam ne li ëpp ci capitalu entreprise ay sénégalais ñoo ko moom tey utiliser lu war a mat juróom-ñett fukk ci téeméeri nit yooyu jël juróom-ñett fukk yi doon ay doomu réew mi. gannaaw waxtaan bi sottante xalaat ñu xamante ku ci nekk li lay xaar nee nañu am na agenda boo xam ni dinañ ko biral loolu moo leen di may ñu xool jubbanti bu baax xool tamit bu ëllëgee lan la ñuy defaat. Maimouna Ndiaye ñu sant la bu baax gërëm la wax ci leneen mbokk yi muy déclaration de patrimoine ñu tabb la nga wax la nga am laata ngay jël liggéey ba rawatina nag bu fekkee dañ laa dénk lu askan wi moom OFNAC nag ne ñamu soxal ci ay nit ñu def lu ni mel toll nañ ci junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoom ba ñuy dugg la téeméer ak juróom fukk ba nu noppee ca liggéey ba loolu daal bu nu ko xoolee ne
nañu xaw naa tuuti bu fekkee ni seet nañ bu baax li nga xam ne moom la UEMOA wax ci mbir moom mi dañ ci ànd ak Mamadou Fall ak Mohamed Dieng ñu gën ñu cee indil ay leeral. Sénégal mel ni lu sori li nga xam te ni moo di objectif yi nga xam te ni moom la directive yu UEMOA joxe ci wàllu déclaration patrimoine boo dee xayma téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-ñeent rek ñoo méngoo ko loi bi. lu tey am nañ junne ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari assujettis mooy ñu war a def déclaration de patrimoine liñ jotagum mut na juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci déclaration d'entrée mooy booy dugg si ñi génn mut nañ téeméer ak juróom fukk mu ngi mel ni daal téeméer boo jël juróom benn fukk yi daanaka def nañ déclaration de patrimoine. mu nekk ab loi goo xamante ni wote nañ ko waaye am na ay rëq-rëq kon xoolaat ko lu war la. loi amut benn loi bu parfait bu mat amut donc ndax loi nit a koy def comme yow ak man te ñun ñëpp nous ne sommes pas parfaits léegi nag biñ koy xool gis nañ la première chose li ñu remarqué mooy amuñ même dégg ni déclaration de patrimoine. député bu opposition bi jàpp ni lii nag moo waral ak Sénégal dellu ginnaaw ay at ngi nii ci li nga xam te ni moo di xeex lii di corruption. international yi wax ci maanaam deltu ginnaaw gu deltu gi nga xamante ni Sénégal deltu na ko ginnaaw lii rek dëggal na ko ndax Sénégal waroon na àgg tey à 85 à 90% wax foofu la ko doon séntu mais li ma la wax mooy liggéey bi dafa des. ngir nag yokk li nga xamante ni moo di système ci wàllu déclaration patrimoine OFNAC dañ nay amal ab atelier ngir wàccoog xalaat ak ñii di parlementaires yi waaye itam xamal leen bu baax a baax lan mooy solol déclaration patrimoine mu di loo xamante ni rek dana may Sénégal ci lu gaaw mu détecter lii di enrichissement illicite. Modou Fall ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci leneen muy école nationale bi ñu toppatoo lépp lu jëm ci wàllum statistique dippee nañ ko ndem si yàlla Pierre Ndiaye di fàttaliku ak sargal doomu Sénégal boobu nekkoon secrétaire général bu ministère bi ñu dénk wàllum koom mu génn àddina ci weeru décembre atum 2020 bi ñu génn ci juróom fukki at ak juróom-ñeent xeex bi ñu amaloon ko ci agence nationale bu statistique ak démographie ci teewaayu Marcel Farba Maron bu rédaction bu télévision Futurs Médias. École nationale de la statistique et de l'analyse économique ñu gën ko xamee ci ENSAE changé na tour ginnaaw daje bu amoon tey ci suba foofa ci ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie ñu koy tuddee léegi ENSAE Pierre Ndiaye ngir fàttaliku ki fi nekkoon secrétaire général ca ministère bu yor économie plan ak coopération te gaañu woon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre atum 2020 ndax feebaru coronavirus mi ngi tolloon ci juróom fukki at ak juróom-ñeent. président de la république nag ràññee woon ko trop ci liggéeyam ci xarañam ci fukki at yi weesu lépp lu ñu def fii ci Sénégal li jëm ci politique économique plan Sénégal émergent ki nga xam ne moo fi nekkoon Pierre Ndiaye nekkoon sama collaborateur moom day loolu ñuy naan pierre angulaire mooy ñi nga xam ne ñoo ci gënoon xarañ ba tax Sénégal am politique économique yi nga xam ne acteurs économiques yëpp partenaire au développement fii ci Sénégal ak ci bitim réew ñëpp naw nañu ci Pierre defoon fi nag liggéey macha allah bu am solo. bu ñu sukkandikoo ci kàddu ñu ko xamoon lool Pierre Ndiaye liggéey na fi liggéey bu xarañ ci wàllu planification ak politique économique et sociale fii ci réewu Sénégal. président def si jublu pour que ñu bañ a fàtte kan moo nekkoon Pierre Ndiaye ndax aussi. élèves u ENSAE ak élèves u Sénégal yëpp mun a roy ci moom ndax ci xam-xamam ci rigueuram ci liggéeyam ci bëgg réewam ci xarañ ci liggéey ci nekk koo xam ne tam dafa amoon générosité laa biir di dimbali ñëpp disponible ci wàllum liggéeyam wante aussi ci wàllu toppatoo njabootam toppatoo waa dëkkam mooy fu mu jógee fële ci lilu mbaa fay. ENSAE Pierre Ndiaye doon école bu mag bu ñu ràññee ci wàllu formation ñii di liggéey ci mbiru statistique fii ci Sénégal mu doon école boo xamante ne formé na ay cadre yu bëri te xarañ. ñu wax ci coppite yi ñu aju ci code pénal ak code de procédure pénale muy laaj la boo xam ne dañu ko samp ndax mbir mi mën naa antu gannaaw ba yenn ci député kujje gi demee ca conseil constitutionnel ñu ne moom conseil constitutionnel sax xel da caa tey bokk na ca la ko waral benn ci juróom-ñaari sage yooyee xam ngeen ne dëddu na ba noppi itam ñu ne ñaar ci ñoom seen mandat jeex na pëng lu ci mën a am moom mu niveau si nekk constitutionnaliste ne lu mën a
nekk la ana lan moo tax mu wax ko tontu li dañ ko ci teewlu Ibrahima Kane moo ko dénk micro. loi bi boo demee ci article 23 bi dafa ni conseil constitutionnel buñ ko jébbalee dara bu waree saytu loola membre yëpp dañuy toog juróom-ñaar ñëppay toog waaye may nañu ba ñett ci juróom-ñaar yi mën ko wuute ci wuute bu xamante ni du wéy maanaam du lu nekk loo xamante ni ba abadan bu loolu amee itam ñeent ña nga xamante ni ñooy des seen liggéey pour mu mën a wéy dañuy nangu ni ñett ñii mënatuñoo ñëw ndax dañoo am gàllankoor waaye nag wolof tubaab day wax ni bu nekkee dañoo wax ni ñeent mënatuñoo ñëw ndax dañoo am gàllankoor ci ab diir rawatina nag ñoo xamante ni ba faaw la kon ñeent ñooñu daal nañu xalaat gis ni ñett ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon te nekkatuñ fi te lii moo ko sabab comme ça ñoom ñeent ñu toog def liggéey ba ca war la ñuy dogal day wéy ndax loolu la yoon wax mais tey bu ñu matoon ñeent ñoo xamante ni dañoo am gàllankoor ñett ña duñ mën a wéyal loola. ndoxantu ba Matam mbiram docteur Demba Ndour ba tey ñu ci wax xam ngeen ne nag mooy chef service maternité bu hôpital bu Matam nekk gynécologue démb dégg ngeen ko ci sunuy xabaar tey ji itam Ali Bandel seeti na directeur bu hôpital boobu lee El Hadj Arona Ndiaye la mu wax jugu ca ne lu ni mel bu amaatee daan yi faaw mu wadd dañ ci ànd ak gëstu bi ci Ali Bandel ña ngi def moom Ali Bandel moo toogal groupe Futurs Médias ca Matam ak li ko wax. ci waxtu bi nga xamante ni mbir mbaa ngi lëmbaaje diwaanu Matam ñu koy waxtaanee fépp ba ci réseaux sociaux yi sol nañu suñu dàllu doxantu ca hôpital régional bu Matam foofee nag bi ñu yeggee ab directeur bu sere moom moo ñu accueillir ci biir biroom di indi tontuwam ñeel kàddu yi nga xamante ni docteur Mamadou Demba Ndour yëkkati woon na ko ba mu waral ko ay sanction El Hadj Arouna Ndiaye mi persisté di signé bu defaatee lu nu mel moom it mu defaat comme ni nga ko xamee man sanctionné wu ma ko parce que dafa dugg ci ay affaire politique man je ne suis du ma politicien mais comme ni nga gisee entreprise bi muy doxee hôpital dafa am ay charte yu ñu tëral ay loi ak règlement képp koo xam ne tegee ko nga ci règlement yeeg loi bi vraiment lu ñuy def mooy woo la ci bureau bi waxtaan ak yow loolu laa def suñu waxtaan ak yow ba pare jox la benn kayit laaj la li nga wax li lu tax nga wax ko foo ko teg soo paree ci loolu ba pare man en tant que directeur man maay xool ndax war naa la sanctionné wala waruma la sanctionné bi mu defee gis naa ko defal naa ko sanction bu njëkk xamal ne ko li nga def li ànduma ci tey ànduma ci ëllëg te soo ko defaatee dinaa la defal beneen sanction bu gën a grave mais awma benn acharnement ci moom jotewuñu dara moom mooy sama président commission médicale d'établissement man maay directeur bi mais lépp lu ma warloog moom ci côté boobu maa ngi koy def mais nag man li may wax Ali fu ma toog ci sama fauteuil dama koy fees ba mat sëkk bu kër mënul am ñaari borom kër benn borom kër lay am maintenant nag pouvoir bi mun naa nommer kii ne ko yaay def li kii yaay def li kii yaay def li bokk ak ñëpp sama pouvoir mais sama autorité moom tey su dara amee ci hôpital bi ku ñuy njëkk laaj mooy man. hôpital bi du am benn yëngute parce que hôpital bi man gestion bi may def ñëpp laa ci boole ñëpp laay waxtaanal amul lu may def te du ma ci waxtaanal ñëpp laay waxtaanal kooku ku la neex laaj ko fi. li ko dogee ci gardien bi ci portier bi ki nekk ci porte bi ba ki nekk restaurant yëpp koo laaj di leen la directeur bi de boole na ñëpp ci lu muy def. gannaaw bi mu nekkee permissionnaire pour des raisons de famille ñëwaatu docteur Mamadou Demba Ndour di gynécologue nekk itam chef de service maternité bu hôpital bu Matam ñu ngi koy xaarandi bu baax a baax. Ali Bandel ñu sant ko bu baax gërëm ko jeexalee ak tàggat yaram fukk ak ñett di ay athlètes doomu Sénégal qualifié nañ parce que ne bokk ci Jeux olympiques ya am ca Tokyo ca Japon ñu ne nag daal ñu ngi xaar ci ñoom doxaleen bu rafet waaye itam fexe ba ñu bañ a réccu lañ ñu doon teewalee réewum Sénégal loolu tukkee na ci kàddu yi ñu yëkkati tey ji ci suba ci xew-xew la woon ci ambassade bu Japon fii ci Ndakaaru la ci teewaayu Cheikh Saad bu Jara la woon ak Ababacar Camara. ñii di teewal Sénégal ca Jeux olympiques yi di am 23 juillet ba 8 août mën nañ jàpp ne dinañ am dalal ci anam gu rafet ca Tokyo ñett ci ñoom la ambassade bu Japon dalal sargal leen. Je suis convaincu que les Tokyo 2020. jàpp naa ni Tokyo 2020 dina gën a rattaxal diggante Sénégal ak Japon ci seen ànd bi ëpp juróom benn fukki at. di am yaakaar itam athlète Sénégal yi. dafa ay jaloore. donner leur meilleure performance. ndaje bi nag di yokk jom
ils sauront à tout moment. sama gëm-gëm moo di athlètes yi dinañ fa wane farlu ngir bañ a tas yaakaar bi réew mi am ci ñoom. Et de l'espoir placé en chacun d'eux. yaakaar boobu athlètes yi fas yéene wuñ ko tas. en tout cas daal dinañ def lu ñu mën waaw dinañ def lu ñu mën dinañ fa dem comme bii mooy suñu premiers Jeux olympiques on va pas se fixer des limites on va y aller jusqu'au bout on va tout donner joxe lépp lu ñu am et puis ñaan yàlla may ñu ndam quoi may ñu médaille incha allah. lépp loo xamante ne ñu ngi koy def pour am médaille rek pour bu ñu demee foofu ñu ngi koy def ñu ngi def loo xamante ni tout liggéey boo xamante ni suñ demee foofu représenter Sénégal dinañ indi médaille. délégation bu Sénégal bi ñu ngi koy xaar itam ci taxawaay bu baax ci jamonoy mbas mi. dañuy dem ci dëkk boo xamante ne dafay jànkonteeg mbas mi mais malgré tout ça mu comité olympique ñu organiser kon bu fekkee ne ñaari pays frères lañ am organisation bu baax da ci am solo ba nga xamante ne fu ñu war a dem du ñu fa dem li ñu war a def ñu def ko su ko defee ñëpp mucc. fukki athlète rek ñett yu Sénégal yi bokk nañ ci fukk ak benn junne yi war a bokk ci fanweer ak ñetti sport yi war a am ca Jeux olympiques ak paralympiques ca Tokyo ñuy laaj ndax dinañ yéegal drapeau bu Sénégal ca kaw a kaw. Cheikh Sadbou Diarra ñuy ñaanal athlètes yooyu doomu Sénégal borom bi may leen ndam kattanal leen mbokk yi mu nga fi lañu yem ak yéen ci xibaaru marax yi jaajëfal leen ci safoo bi ak kóolute bi Chérif Diop noppi na fii ak ay simili yu néew di nga naan ak moom ci xibaar yi ci français di leen ñaanal panaanum jàmm di ko sàkku ci yéen desandi leen ak sunuy programme